na ba fusam. dellu ba sa kër maam ne lii nga def nii. waaw mais yéen mun ngeen maa di ngeen bëgg maa sonal yi lan la. yaay suba teel bii ngir yàlla doole ma bàyyi ma liggéey sama liggéey dem sama yoon. yaay am ñëpp ko bëgg a am yow nga toog ay jigéen sekk la jigéen ñi macha allah carrément. teg si nag xale dañoo tooy. jigéen bi moo gën a fekk boobu. waaw lu tax bëgg a jàmm yow. waaw xeetu jigéen wax nga dëgg de tey nag lan la am naa sama benn ay copain daa iñaan daf ma iñaane lii la ma iñaane waaw Ablaye Cissé parcelle dégg nga Ablaye Cissé parcelle dégg nga bu nekk ci nawetaan bi nekk ci football bi Ablaye Cissé mun saa yi bu sax mu ne ma balaa maa dee rek nga nekk ci suba teel bi rek ak say jigéen ñi am ko man parfois Ablaye Cissé amoo lii léegi maanaam bazarde ni ñu koy waxee ci olof. jàllax bazarde. jàllax. jàllax. ja rek booy jaay daal tas ko noonu rek yombal mbir mi daal. njaay mi yombal la ñuy wax daal bazarde du yombal. waaw yombal la genre yooyu waaw. bon boo gisee ma laajte loolu. dafa am loo xam ne daf fi xew ci football bi ci football local. wanteer ba wanteer. ah voilà merci. merci Aziz wanteer. voilà waaw yéen ñi man mi naan jàllax yow. yow man dëgg la. wanteer. boo gisee ma indi tey ba di laajte wanteer. football Sénégal football local. championnat professionnel bii mooy 12e année dafa nekk benn football xeetu football boo xam ne li muy def ci maanaam ci emploi amul benn structure boo xam ne fii mu ngi koy def ci emploi waaw te état du Sénégal musute jàppale dara ba tax na dañoo ndóola sonn ba dee waaye nag maanaam li ma bëgg a wax ci waa ñi yore Ligue Pro Djibril Wade ak ñoom it Momar Lo ñoom ñëpp mooy que mar naan du ma tax a naan petit du noonu la. voilà. mar naan du ma tax a naan petit. li tax ma indi loolu tey jii. dama gis ne dinaa leen may publicité waa LONASE. dama leen di may publicité. d'accord parce que wax bee tax. dama gis ne temps yi passé LONASE ñëw maanaam jox Ligue Pro jox ko li nga xam ne moom mooy 100 millions. jox ko 100 millions. jox. ko beneen 50 millions pour moom pour ay dépenses am Ligue Pro structure bi waaw mooy ñi di organiser match bi jox ko 50 millions jox Ligue Pro 100 millions ne ko na club bu nekk na am 4 millions ak club Ligue 1 4 millions Ligue 2 2 millions loolu mu def benn enveloppe bu 100 et quelques millions waaw xam naa di ngeen ne ku amul yaay nàmpa maam moom ngeen may wax. loolu de baax na ku amul lii am nga lii gaa waaye nag gis nga ma ne nañu wax dëgg ñi nekk ci football bi war nañu xam ne loolu asaaloo la parce que quand on dit sponsor officiel est-ce que xam nga ne dana laaj ñuy def marque kii waa commercial sponsor officiel. ngay dugal 150 millions non sincèrement. ci football boo xam ne toute une année nañu waxante dëgg du ay affaire bu faalaate ay nangam loolu du xaalis tappale boobu la ñuy def maanaam asaaloo bi ñu def suñu football local bi asaaloo la man maa ko wax parce que le football local a besoin plus de ça sponsor officiel nañu waxante dëgg nag yow officiel yow durant toute l'année nga joxe rek 150 millions wala di noonu te alors que am na ku fi nekkoon beneen sponsor bu fi nekkoon joxe woon sax 300 millions gars yi gedd ko. mais lan moo tax ñu nangu lii kon. déedéet voilà loolu merci. parce que xam nga lan la mooy maanaam mooy lu ma wax léegi
mar naan du ma tax naan Poutine. ba pare ñuy tàccu di kontaan. te loolu xam nga man dama toog xam nga il faut que nga xam footballu Sénégal. ngir yàlla ak yonent ba nañu xam footballu Sénégal. et puis moment bii nga xam ne footballu Sénégal day jaay. Coupe d'Afrique on est champion d'Afrique day jaay. vraiment. waaw léegi directeur Lat Diop muy directeur LONASE. di directeur di président Guédiawaye Football Club moom laaj leen ko moom ñaata lay dépensé pour saison bi est-ce que 4 millions mën na régler problème am il ne peut pas le régler. 4 millions ne peut pas régler ne peut pas soulager un président de club. 4 millions je dis bien 4 millions. 4 millions xoolal de salaire masse salariale mensuelle bu benn club Ligue 1 c'est au minimum c'est 5 millions ah boo ko joxee 4 millions 5 millions pour ñaata ci année bi ñaata mois. 12 mois. 12 mois 5 millions nga ñëw jox ko 4 millions. vrai assam. nga ñëw jox ko ak 4 millions boobu nga koy jox moom lan la moom sax waxuma lan la mais dama ne un mois yi muy gérer au quotidien son club 4 millions yooyu sax doyul. au quotidien parce que les clubs ici dañuy chaque matin ñu dem louer terrain 200 millions chaque club journée bi buy liggéey journée bi journée bi au quotidien xam nga ñaata la au minimum il dépense 250 000 léegi jàppale 250 000 ngeen multiplier ko par 20 voilà léegi nag yow kooku koo yow nga jël di ko jox 4 millions waaw mais kooku non sincèrement c'est que nag gis nga à la fin nag man lii problème bi moom mooy tamit la Ligue Pro est mal gérée mu neex mu naxare leen parce que li ñuy def nii nit di asaaloo di jël mbir di koy yàq football local du Sénégal un match de football je vais vous dire une chose tu prends un match Casa Linguère xoolal Guédiawaye contre kii Casa xoolal loolu public yi ñëw foofu nga dem Linguère Jaraaf Linguère bi amoon Iba Mar stade ba fees dell. waaw yow ngay jël loolu spectacle boobu di koy bazarder di koy maanaam di koy nga koy tuutal. waaw. moo ne LONASE ñoom danañu defar seen image parce que tey ñii bu ñuy joué ñoom seen image da ciy feeñ. te ñi di seetaan duñ xam réellement comment ça s'est déroulé duñ xam tey Gomis moo ñëw faram fàcce affaire bi ba ñu mën a xam comment ça s'est déroulé mais sinon dañuy toog télé rek seetaan duñu xam te fekk ñoom ñoo ngi dugal xaalis ci seen poche maanaam ñee xam naa ñooñu aussi dañoo jaaxle amuñu sponsor officiel ñàkk pexe kii di leen salax ñu mën ci ñu jël. mais non est-ce que ñàkk pexe la parce que Gomis yaa ngi wax sànq ni dañ leen am na ku leen proposé woon 300 millions. ñu ñëw nangu 150 millions. non xoolal xam nga bu njëkk ba dañu amoon 300 millions sponsor du ma def publicité bëgguma def publicité. waaw kii dégg nga. non c'est que sax dinaa ko wax sax comme ça mu leer. Orange daf leen jox 300 millions. ñu dem ànd ak moom ba saa ne que non da ngay yokk boo yokkul daal déglu de. boobu saa yeeg moo fi nekkoon li nga man li may wax day leer ñoom ñu may dégg. waaw dinañ ma waxtaanee waaye bii boo ngeen waxtaanee ma saa yi da ngeen waxtaanee ma. fii wax lu leer doo am loo ragal. waaw dégg nga ma xam nga lan la. boobu temps CNS teg moo nekkoon président Ligue Pro ñu ne. bi ñu dogalee ñeenti at ak 300 millions yi loolu Orange leen jox 300 millions. ñu toog ba siyaag bi saa na xam nañ ne que 300 millions yooyu dafa tuuti. déglu boobu ñun xam nañ ne dafa tuuti ñu toog ñu ne déedéet non loo Orange yokkal boo yokkul ñu bàyyi Orange mu ne yokk ba ba saa ñoom ñu ne bëgg tuuti waaw yow nga bañ 300 millions yooyu yow nga ñëw di nangu ñaata 150 millions xam nga 200 millions. sont contradictoires. mais non sincèrement. scandale xaalis la dafa bëri ci seen domaine bi. non dana bare. yëpp ñëpp la xaalis. waaw ma ne xam nga lan la il faut que ñu sérieux. boo yoree mbir le football local kenn du ko man. naka la moom lu mu waxoon sax. wanteer. kenn du ko wanteer. li ñuy def teguñu ko fenn man duma ci tàccu et puis damay gis
sama yenn confrères yi naan non le football la ligue de football professionnel s'offre un gros. waaw un gros lan. maa nga góoyee. 150 millions. xam nga moo doon gros. loolu naa jël 1 milliard mën na ko fay 1 milliard ne voilà je sponsorise le football sénégalais. loolu la ñuy xaar ci sponsor bu mag. 1 milliard le football professionnel a besoin de pour mu dund pour club yi normal nangam lépp normal ñu mën a dem en Afrique dem uti coupe d'Afrique di maanaam joueur bi di fayeeku normal di ngi le football local a besoin au moins au minimum a besoin de 3 milliards. D'accord. kon nag ñoom mënuñu jaay c'est que waa Ligue Pro ñoom mënul jaay. wax bi yëpp loolu la. boo amee sa lii nga xam ne sama lii dafa cher neex na ba dee ndox bi xam nga ndox Casamance. neex na trop. waaw. ma ne dégg nga waaw yow nga yore sama ndox bii. gis nga waa Casamance xam nañ ne seen ndox bi neex na. ñoom ñu ne ko 100 francs laa koy jaayee gars yi ñëw di koy jënd. duñ ko waaye ñoom duñ ko wanteer de. duñ ko wanteer dañoo xam ne ñoom dañoo am lu baax. dëgg la. tappale bi moo bari ci football bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci football bi xamuñu dañuy jël football bi ñuy wax di ok et puis kontaan na may wax Augustin Senghor taxaw dégg nga Djibril Wade taxaw ñëpp taxaw kontaan di tàcc di ree mu ne xool ñoom dafa mel ni dañoo am lu leen jomm en fait. non mais c'est que gis nga li may wax yéen xamu leen ko. li may wax. billaahi wallaahi taala ñi xam sport ñoo ko mën a am. dëgg la. am na ñoo xam ne tey jii boo leen joxoon ñu gérer le financement du sport. idée yi ñu ci am. billaahi wallaahi taala léegi nga gis ñu avancé. parce que ñoom tamit condition yu metti yi ñi nga xam ne moom la ñuy dund ñoom duñu ko dund. du ñu jël mbir mi di koy di koy wanteer. dañ lay naan tu prends boo bëggee waaw boo bëggul waaw. au moment fii nga xam ne amoon na fi benn Ligue Pro amoon na fi benn moment boo xam ne dafa toog di soxla mu am benn sponsor bu soxla ba kenn koo xam ne dafa ne je donne le double mais xam nga ñoom ñaar ay concurrent lañu. moom ak sponsor bi fa nekk. gars yi mujjee bàyyi kooku xoolal ma loolu waaye yow tey jii en 2020 en 2022 l'Italie dootu sol ci Puma Adidas lay sol xam nga lu tax parce que dañuy jaay seen image. dañuy ñëw toog naan Adidas mu ma doon jox 100 millions. déedéet non kii ñëw neen ma 300 millions laa jox dañuy dem. contrat bi buy jeex ñuy dem. dëgg la. contrat bi buy jeex gis nga fu mu nekk ni Sénégal mu nekk ni équipementier yépp koy soxla parce que champion d'Afrique la. léegi ñoom par exemple vu que signé nañ ba pare mais est-ce que ci biir at mi mun ñu changer maanaam di xool benn sponsor officiel ci diggante bi bu ñu ko amee rek daal di bàyyi bi jël benn waaw loolu est-ce que c'est possible ou pas. c'est que foofu mooy danger bi lan la ñu signante ak LONASE. bu mu nekk sponsor officiel di leen jox 150 millions. mais lan la ñu signé parce que c'est ça le danger. bu fekkee dañoo signé ak moom 3 ans 4 ans mais pendant 3 ans 4 ans bu fekkee ne dañoo signé normal nii rek pour benn at rek. waaw d'accord waaw. wala bu jeexee. ñoom ñu demul si nag parce que nag dëgg nag xaalis bi tuuti na nañu waxante dëgg club bu nekk di am 4 millions Ligue 1 Ligue 2 millions loolu du xaalis. coach est-ce que amul ay privilèges ci contrat bi maanaam dañuy jox 150 c'est vrai mais day am ay privilèges ci suuf bay am leneen loo xamante ne mooy tënk contrat bi di ngeen jot lii mais leneen ak leneen avantage bu mënti am rek maanaam ñun sponsor officiel ñun ñoo koy li est-ce que tamit bokkul ci terme contrat yi tey du ñu yëgul. doo dégg na ma la xam nga lan moo am ci footballu Sénégal. rien n'est transparent man maa ko wax le football sénégalais rien n'est transparent Cheikh Tidiane Gomis maa ko wax. yaa ko wax kay. Rien n'est transparent dans le football sénégalais. Et je vais plus loin. Rien n'est transparent dans le sport sénégalais. moo tax coow lu bari. Rien n'est transparent man Cheikh Tidiane man maa ko wax. lan moo transparent. wax maa ko wax.
dëgg la. waaw ba pare ñoo koy assumer. non c'est non uyu ma man nañ ma weddi xam nga par lan ñu ne ma voilà transparence a ngi nii xaalisu footballu Sénégal liñ ci gagné mu ngi nii li ci état dugal mu ngi nii xam nga Sénégal yi duñ leen wax dëgg. mooy que équipe nationale A bii c'est financé directement par l'état du Sénégal. il faut que loolu mooy état moo ci dugal xaalisam yëpp. bu baax sax ak doole. fédération mosul communiquer ci loolu. foofu tam am na solo. waa léegi 5 milliards yi ñu yóbbuwoon ca cadre ba xaalis bi du jot nañ ko Ablaye Sow bi mu toogee fii laaj naa bu sax na ko jot ngeen ko weddiwu ko de. waaw lu tax waa léegi ñoom mënuñu ci communiquer. c'est l'argent du contribuable. c'est vrai. dañu war a communiquer ne point de presse oui 5 milliards yi ñu de jël nañ ci lii ñii séddoo nañu ku ci nekk ci ñun délégation officielle am na ci 94 millions yooyu yëpp mënuñu ko wax. waaye ñoom ñëpp jël nañ seen xaalis dugal seen poche noppi nañu mii kenn waxatu. transparence ana transparence. mais Sénégalais yi sax léegi dafa mel ni ñu ci bëri dañoo lijjantiitu ay transparence ay parce que dañoo dem ba dañoo maar ci loolu noonu moo ba may employé et j'assume dañoo maar ci loolu noonu parce que dëkk bi léegi lu waay neex def da ngay gis nit yor dara mais du am transparence du ko teg ci ay anam yu wóor du ko teg ci ay maanaam teg wane ni fii ak fii la liy jaar wala fii ak fii la liy jaar sénégalais dañoo dem ba dañoo sonn ci loolu seen train de vie dafa métti baadoola bàyyi ngóor ku nekk di kii fii ku ne di dañ leen bàyyi lu leen neex ñoom itam ñu dem ci lu leen neex lu ñuy def gis nga dinaa leen wax leen de maanaam équipe fédérale bu bees bi am na ku ñu dénk xam nga ndeysaan bëgguma wax c'est que xam nga dafa am yoo xam ne daal vraiment dafa doy waar parce que gis nga daanelee foofu. gis nga politique bi nga xam ne moo ñuy génnee ñun football bi moo ñuy génnee mooy c'est la transparence sur le financement du football sénégalais. mooy yoon sax financement gis nga loolu na xool na lab leer bu dërëm duggee fii danaa leen jox beneen ligue de football saa yi ma ko waxee nag yenn ligue de football yëpp woo ma nag di kaas yow daal affaire man du affaire wu xarit. cliquer leen léegi. mais man ma wax ko. ligue de football bu Diourbel. kon bokk bi man laa war a wax. ligue de football bu Diourbel. ligue de football bu Diourbel. pour man bu Cheikh Seck bi la ñuy wax. ligue de football bu Diourbel. jël leen léegi après ngeen ñëw bu ñu jeexee dañu cliquer tak di ngeen xam ñaata la ñu dépensé. d'accord mooy yoon. ligue de football bu Diourbel Ablaye Fall moo ko dirigé. bu la neexee xool ni ngeen da ngay def tak dugg ligue de football de Diourbel tak nga génne. ñu ne la démb génne nañ ci ñaar dërëm dugg na fii la dugg. dugg nañ ci nangam. mooy yoon. ayca loolu mooy transparence loolu moom mooy lu leer waaye di jël di maanaam di asaaloo sunu football. di tappale. duñu dara tappale la ñuy def. tappalekat lañ. am na solo dégg nga. waaw waa Ligue Pro ba ñu ngi réer di ko daal. dégg nga ne. waaye président de club bi dañ ma wooyee ñu ne ma Gomis xoolal sa gars yi lu ñu def ñu ngay tàccu. ñun xam ne ñun li ñuy dépensé. ñu jox ñu 4 millions di ci baat. ay kenn ñu ne non ko amul yaay am nampament. d'accord loolu la gën a amul yaay nampament. nee na tuuti dégg nañ la dégg. yàlla baax na ayca donc ñuy gërëm Adama Ndao Damas. jéeg bi ci rukk bi wallahi macha allah. la grande dame. waaye la grande dame di ko jaajëfal bu baax a baax. suñu nit la moom lañ gëm bëgguñu baax ci ñun gën ci ñun baax ci suñu biir di jaajëfal waa Dimanche nu ngi. yow la ñu gëm ayca di jaajëfal aussi borom kër ma Cheikh Seck macha allah moom it nit ku baax la ayca fi les téléspectateurs mu mel ni dañuy dem rek xooli ñi nga xamante ne ñoo di sponsor yi ndaxte doole jën ndox waaye nag suñu doole mooy